fi allo. allo waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo oui. yaa ngi ci jàmm. allo. si jàmm waaw. allo. waaw allo. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw man na nga def yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah ñu ngi ci jàmm yow nag ba yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. noo tudd ak foo ñuy woowee. waaw man maa ngi dëkk Thiès. Thiès naka waa Thiès. maa ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Seck Ndaanaan. tey noo gisee waxtaan bi waaw man wax. allo. waaw ñu ngi lay dégg. mooy sànq dama leen a dégg ngeen wax affaire ndox bi. waaw ci la ñu nekk nii de moom la ñuy waxtaanee. mais man dama am problème mooy. dama am problème ci maanaam journaliste maanaam Sénégal yi. maanaam à chaque fois rek damaa seetlu saa yu Dakar manqué ndox ngeen commencé di prononcé wu ci affaire manqué ndox bi te pourtant man mii di wax ak yow nii surtout fu ma gis émission boo xam ne mën naa cee woote pour maanaam pour donner si affaire ndox bi dinaa ko def parce que kees fii nii. yëkkatil baat bi tuuti nga yeewu di root 6 heures. robinet yi tëj. mais loolu man yàgg naa koo dénoncé ak ñeneen mais man maanaam mosuñu ci am solution mosuñu ci gis benn. journaliste bi maanaam li ci prononcé mais à chaque fois saa ay Dakar manqué ndox ñu tàmbali rajo yeeg télé yeeg yëpp mais Dakar bu Sénégal la faaw ngeen jàppale nit ñi parce que yéen a nekk ci média bi yéen a nekk ci média bi. mais tamit am na loo xam ne dafa métti fii wala partout Sénégal fii ñëpp kenn amul ndox 4 heures du matin la ñuy yeewu ñu ci bëree bëri 4 heures du matin la ñuy yeewu soo ko deful doo am ndox waaw mais Dakar du Sénégal fépp. Dakar man damaa seetlu en chaque fois rek su Dakar manqué ndox rek benn commune Dakar rek su manqué ndox. ñu tàmbali nangam mais partout dans Sénégal la Sénégal yëpp la. Sénégal kii moom liggéeyul seen eau xaw ma liggéeyul moom. waaw liggéeyul ñoo ngi bëgg a rey askan wi sonn nañ damm na taayi nañ merci maa ngi leen di gërëm di leen sant. ñu ngi lay gërëm di la sant di nuyuwaale yëpp ñi nga xam ne ñu ngi foofu ci Thiès di ñu seetaan di la gërëm bu baax a baax ci sa intervention professeur. mu mel ne rek dafa ñëw dëggal tey ci li nga xam ne ñenn ci population yi moom lañu dund war na sax nag yëf yi du Dakar rek nekkul loo xam dañ ci war a jël ay matukaay ñoom it ci lañu bokk te ñu ngi dund ay jafe-jafe bu ñu teelul yeewu wala fajar du ñu mën a am li nga xam ne moom mooy ndox. ndox moom vraiment ni ñu ko gérer moom kéemaane na lool ci réew mi. nit ñi vraiment zone rurale yi dëkk kaw yi capitale yi nekk ci région yi mais nit ñi amuñu ndox mais c'est pas possible wax dëgg yàlla mën nañ ci jël ay solution yoo xam ne ay solution radicale la ñu jël milliards yi ñuy investir ci yeneen secteur ñu dugal ko ci secteur bi nga xam ne mooy ndox de toute façon c'est pas gratuit nit ñi dañuy fay de mais ndox mi ngi leen di jox noonu ndox mi ñëw da ngay fay ñàkk ñëw da ngay fay dañ koy fay comme dañ koy fay mais nañu fexe ba ñu jot ci allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Adja Ngoné noo def. maa ngi sant bu baax. mu ngi lay ziar bu baax. maa ngi delloo ziar. ziar professeur. jërëjëf mu lay nuyu lay ziar. noo tudd ak foo ñuy woowee. sëñ Saliou Kaolack. waaw sëñ Saliou noo def. xam ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar yal na yàlla nangu ziar sëñ Saliou ba Kaolack am na ndox. déedéet Kaolack nag moom manquéwul ndox. alhamdulilah. ndax yàlla dogal na dañoo bari ay teen. xam nga dafa am loo xam nit ñi dañ ko bàyyi. muy di faral di réserver ndox. li ci mel ni ay teen nga boo amee sa kër nga bënn fa teen. wala nga am fa teen pompe. wala nga am sa bassin sa baaj bu mag. nga xam ne da ngay programme yi ëllëg. bu ndox amee nga root sa baat sa baaj ba mu fees del wala say bërigo waaye yàlla dogal na ma Kaolack ndox dafay yomb lool ba àgg ci fi ne boo ñëwee Dakar mbuus ndox yi ni jaay 50 francs mooy kii sachet waaw fii Kaolack benn 25 lañ koy jaayee ngir la ndox mi yomb gi fi yomb waaye nag dafa am lu yoon ci bokkoon daal ni al wiqaayatu xayru min al ilaaj nee na fegu moo gën faju nit ki da ngay fegu laata feebar bi la dal te gis nañu ndox su manqué feebar mën naa bari ndax feebar salte moo koy waral
te yonente bi nee na an nazaafatu min al iman xanaa xuma l'islam lim jàngale bu ci nit ñi tënkoo rek feebar du bari ay jafe-jafe du bari ndax l'islam dañuy kenn ku nekk waxtu yu juróom balaa jot na nga jàpp ba set na nga jàpp ba sell waaye ñu gis ni ki amul ndox moom du mën a jàpp kon lu muy def mooy tiim kon daal ñoo ñaan état bi ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu ndox nañ fexe ba ndox bu manqué dëgg la ndax mboolem lu yàlla bind ci kaw suuf ndox la ko yàlla binde moo tax mënut a ñàkk ci dund doomu aadama moo tax borom bi ni woon wa ja'alna min al maa'i kulla shay'in hayyin afala yu'minuun doomu aadama sax avant mi fasu ndox la njëkke muy toq mel nii suñu borom di ko continuer ba nekk deret ba nekk yeex kon daal ajango ne sëñ Saliou yal na yàlla yërëm te jéggal ñu amin yal na yàlla may mujj rafet amin yéen yal na yàlla sàmm te aar ñu amin te nga nuyu ñu Pro-Cher suñu xarit lool ak Seydina Ablaye Ablaye jërëjëf yal na yàlla barkeel jërëjëf Serigne Saliou depuis Kaolack professeur à chaque fois su waxee rek dafay wax lu am solo te dafay participer lu ci bari ci li nga xam ne rek mooy suñu waxtaan professeur kii di Fatou Ndoye moom nee na 60 ans d'indépendance boobu ba léegi ñuy dox ci problème yi nga xam ne ay première nécessité lañ ko mën a tuddee parce que ndox ak courant moom bokk na ci li nga xam ne moom la askan bi gën a soxla santé éducation donc jafe-jafe da am na professeur. oui effectivement 60 ans d'indépendance doy na waar comme ni ko Fatou Ndoye waxee. mais est-ce que am nañu indépendance dëggantaan. si am nañu xam nga ba si ñu génn dañu jékki-jékki rek ci quartier général. ñu wane benn photo boo xam ne foog naa ñoom Seydina ñëpp yow mii foog naa professeur ba ngay jàng waxoon nañ la kooku mooy Omar Foutiyou Tall. mosoon nga ko jàng ñu jékki-jékki ne. nekkul moom keneen mooy photoom xam nga loolu tamit ay nax la te ñun ñëpp Seydina il faut nga déglu parce que li may wax dafa am important dama la ko yàggoon bëgg wax ñu jékki-jékki ne du moom te fii ñu jàng ñun ñëpp ku ci jàng wax nañ la kooku photoom kooku lañ lay wax tey ñu dem du moom ndax duñu jékki-jékki rek ne photo Lat Joor bi ngeen doon gis nekkatul photo Lat Joor ba ñu jékki-jékki ne indépendance bi ngeen amoon du dëgg dañ leen doon nax loolu tam jar na saytu de professeur il faut ñu am ay historiens yoo xam ne mën nañu wax suñu histoire dëkk ba pare mu nekk nag loo xam ne kenn du ko teggi non dinañ ñëw ci loolu ay vérité historique la maanaam loolu liggéeyu historien la historien c'est un chercheur. professeur ñu jël appel bi États-Unis la bu ko defee ñu dellu si waat allo. waaw ngoone man la Ousmane. yow la. Ousmane maaleykum salaam Ousmane. waaw maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. waaw maa ngi nuyu professeur. professeur ñu ngi lay fay. tey moom diggante wu ma quoi lépp laa si. waaw bon comme pour ñëw ci thème bi bon thème mu ndox bi la. waaw mais xam nga Sénégal problème bi mooy ñun la ñuy wax mais ñun Sénégal moomul dara ndox bi sax moomuñu ko te ki moom ndox bi su nekkee étranger moom xoolul na xam nga lu mu ko yóbbee donc seule solution bi mooy lan mooy su dee ndox bi ñun moomuñu ko seule solution mooy président bi xaw a am brave pour renégocier ay contrat xam nga parce que ñun ndox bi moomuñu ko suñu géej moomuñu ko suñu suuf yi moomuñu dara donc problème yi il faut pas chercher de midi à 14 heures problème de souveraineté la ñu am xam parce que loolu yëpp noonu suñ ko moomoon au 21e siècle manqué ndox loolu war na ko sax di waxtaanee quoi. dëgg la. xam nga. donc ki la mënul jox ceeb su la diggee ay ki la mënul jox ndox su la diggee ay ceeb ak ay jiwul. wala affaire yow foog naa waroo ko gëm ndax joxu la ndekki joxu la añ su la diggee reeram. xam nga donc gestion bi bon ça se comprend Sénégal moom xam nga moomuñu dara lépp étranger baax moom. suñuy géej ñoom ñoo ko moom suñu yoon yi ñoom ñoo ko moom xam nga yéen a ngi wax problème bu priorité. ah yeneen soxlawuñu terre parce que terre bi lekk mais même terre bi ñu def nii est-ce que ñoo ko moom terre bi moomuñu ko. route itam moomuñu ko inte loolu yëpp bénéfice yëpp si loolu si étranger bi la ñëpp. même su dee dañoo juum priorité su fekkoon sax dañoo juum priorité fekk yooyu sax ñoo ko moom amul problème mais yooyu noonu sax moomuñu ko. dëgg la xam nga donc problème mu souveraineté rek man quoi. xam nga. donc loolu laa ko gisee quoi.
d'accord Ousmane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax professeur. voilà mu mel ne kon ñun su ma jàngatee ñi nga xam ne ñoo fi jot a wax ñëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi intervenir directement ci YouTube ñu nuyu Jamil Karo Idrissa Thiam nee na professeur Mbour 4 extension Thiès amul ndox amul courant man yaakaar naa ci jamono ji ak fu ñu toll waroon nañu waxtaanee tey leneen lu dul manque ndox ak wàllum santé ak éducation waroon nañu dépasser fii ñu toll. ñàkk a góorgóorlu rek. parce que SDE mu ngi ko doon gérer ñu ne léegi dañuy def seen xaw ma indi ay tubaab tout ça problème souveraineté bi Ousmane di wax. mais ñu foogoon ne day amélioré wu xanaa waaye bu piree ñun fu ñu jëm donc yooyu c'est des problèmes franchement il y a des domaines ay secteurs prioritaires ak secteurs stratégiques. li jëm ci télécommunication électricité ay ndox mën na ko jox ay étrangers. mën na ko jox ay étrangers. ñu lay xoj comme ni ñu def George Floyd noonu. dañ lay xoj ba nga dee. professeur nag yàgg na ñoo xoj de c'est que ñun dañu xoj ñuy bañ a nooyi kooku moom lañ ko faat. mais ñun parce que dañ koy bañ noonu lañ ñu xojee dañu bañ nag parce que looloo taxoon d'ailleurs Macky Sall n'a pas compris lan moo tax ñu voter ko. booba Ablaye Wade mu ngi liggéey mais dañu bëggoon plus de souveraineté dañu bëggoon plus d'indépendance dañu bëggoon priorité yi ñu koy gën a xool. dañu bëggoon gestion bu baax deniers publics. dañu bëggoon guerre bi wàññeeku ainsi de suite mais bu ñu xamoon ni vraiment foofu day gën a yokku day nekk un problème. problème leadership sànq Ousmane nga un problème souveraineté bi li ko indi mooy problème leadership problème leader la ñu am problème leader dafa am solo gis nga Paul Kagame bi ñëwee Rwanda dafa commencé changer. nit ñi commencé respecter le Rwanda. alors que ñu ngi jóge ci génocide boo xam ne mosul am pratiquement dans l'histoire de l'Afrique diggante Tutsi ak Hutu yi mais leader ku koy xeeb leader presque mooy lépp parce que leader bi mooy propulser la dynamique nit ñi topp ci mooy générateur bi bu tàkkee départ rek ba ne ñeneen ñu topp ci mooy mooy kii bi mooy tête bi locomotive bi donc nit ñi problème leadership la ñu am en Afrique booy yox yi il est évident que tubaab bii ñëw wala chinois bii ñëw wala turc bii ñëw ñi nga xam ne yaa dépendre noonu yéen a yemoon ay Turquie ñoo yemoon ay Iran ñoo yemoon ñu ngi wax naan ay Tata Inde ay xawma lan chinois ay bus chinois mais ñun ñu amoon fii depuis les années 70 ay oto gaynde mel na amoon nañ oto gaynde amoon nañ modèle oto Sénégal depuis les années 60 léegi ana oto yooyu adama xam bàyyi nañ ko yooyu yëpp bu ñu xamee ne bu ñu defee lii nit ñi am ci fierté am ci développement ñu bàyyi ko parce que suñu leader ñooy coacher yooyu pour rek ñu bañ a fës parce que ñun amoon nañ fi modèle oto boo xam ne suñu oto la woon tudde ko gaynde ba mu commencé daw di ko liggéey fii Sénégal mais projet yooyu am na fi nga foog ni léegi nag dañu bëgg a gëm loolu ñun on est incapable ba nga xam ni lu ñu soxla dañuy bu doon pousse sax dañ koy wuti ci bitim réew amul sens on a un problème de leader. professeur loolu doy na waar de li ngay wax nii doy na waar de. non ñu génération yi mën nañ wootee mag ñi ñu fàttali ko nañ bu baax oto gaynde amoon na fi amoon na ay modèle oto Sénégal te yow mi daan nga ci yéeg ah daan nga ci yéeg bon man daaw ma ci yéeg parce que temps yooyu ay Fiat amoon na ay yi nga xamante ni dañ ko doon importer mooy Fiat mais gaynde yi je pense est-ce que defuñu ci woon ay kii pour ay transport marchandise et cetera en tout cas modèle bi commencé woon na daw Sénégal. mu ngi doon daw ci tali yi moom c'est sûr. d'accord te mooy modèle boo xam ne comme ni ñu defee Tata comme ni ñu defee Sen Iran comme ni ñu defee chinois yi def mais ñun. jëkkuñu si. ñun amoon nañu suñuy modèle ci yeneen domaine aussi soo demee Sénégal yi defoon nañu ay expérimentation ba mënoon nañ demal seen bopp. mais malheureusement à chaque fois kon ni ma koy faral di waxee rek bon dañuy def test bu ñu defee test bi ci biir bu ñu demee ba ci biir ab arrière amoon na benn médecin il paraît dama fàtte tur wi bu fi bëggoon indi hôpital bu mel ni Val d'Agrâce bu nekk Paris. mu dem ba exposé ko. professeur oto gaynde yi moo nekk jeex na waaw jeex na non oto yi amoon na oto gaynde mu ngi nii. amoon na modèle yi amoon na Sénégal. nga xam ne ñun suñu modèle la woon. laneen lu mu mën di doon. mën nañ ko expérimenter liggéeyal ko suñu bopp ndox dañoo téye mais même pour tuuri suñuy mbalit ñun dañuy wuti ay tubaab Volia xaw ma la nag la mais pourquoi
parce que ñun ñoo yaakaar ne sans tubaab bi duñu dem ñun gëmuñu suñu bopp africain yi ba pare ñi nga xam ne ñoo ñu jiite war ñu wax gëm leen seen bopp ñoom tubaab bi la ñu gëm. voilà léegi nag yow fexe nga même yow pour tuur sa mbalit laa wax de waxuma la lekk waxuma naan waxuma bay waxuma industrie mais pour tuur sa mbalit sax da ngay wuti ay tubaab ñooy tuur sa mbalit mais c'est un problème. foofu la problème on a un problème de leadership. France moo ko gën a wóor ni moomul Sénégal. moomul Sénégalais yi. d'accord professeur ñu jël ki ci ligne bi mi ngi wootee depuis Allemagne allo. waaw allo. allo oui. waaw nu ngeen def bàyyi na si jàmm. ñu ngi lay nuyu. delloo maa leen nuyoo. alhamdulilah noo tudd. man maa ngi tudd Abdou Salam maa ngi wootee. Abdou Salam ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw. ñu ngi lay déglu ci waxtaan bi. doy na wax dëgg yàlla. ñëw ba 2020 moom ñu naan ay problème mu ndox ak ay lekk ak man moom daal yéeme na. dafa metti quoi. maanaam boo xoolee différence Sénégal boo génnee ngay soog a xam waxuma la sax dafa man nekkoon naa Maroc mais Maroc rek boo fa demee ngay xam. ay Maroc Tunisie Sénégal dund bu bon bi ñuy dund wax dëgg yàlla. dëgg la. maanaam na foofu lekk bi dafa nekk am abondance lekk bi. naan bi maanaam lépp yomb. waxuma dara mais même Berlin bi ñu nekk fii nii booy xool dund bi moo gën a yomb dund Sénégal. maanaam li jëm ci suukar affaire maanaam denrée de première nécessité. lépp cher moo gën a yomb Sénégal. waaw lépp cher. moo tax parfois muy dégg ñu naan Europe moom dara amatu fa ak nangam am na ñoo xam ne tamit nekkul ci conditions yi mais wax dëgg yàlla du àjjana ne mais àjjana du soriwul wax dëgg yàlla. dëgg ko la mën de boo mënee génn lu baax na. man de wax dëgg yàlla xam naa ci dara. wax dëgg yàlla. moom ñi ñu jiite moom wax dëgg yàlla war nañoo góorgóorlu te yërëm askan maanaam dañoo yërëmul askan. yow fii da ngay yëg ni ki la jiite maanaam. da ngay gis ni comme sa waajur la lay jàppe population loolu ngay gis yow loolu ngay sentir. mais fii da ngay gis Sénégal ni ñoom da ngay yaakaar ni bëgguñu Sénégalais yi quoi loolu lay nuyu. waaw loolu rek laa amoon ci maa ngi leen di sant bu baax a baax. jërëjëf. d'accord ñu ngi lay gërëm di la sant di rafetlu sa participation ci waxtaan bi muy rek population yi nga xam ne ci jamonoy coronavirus bi professeur dañoo ñàkk ndox professeur Abdoulaye Faye mi ngi lay nuyu waaye nee na lu jëm ci ndox ak courant ci fi ñu toll nii yaakaar naa waruñu woon sax dañ ci war a wax. Fatou Ndoye moom nee na dañoo waroon devancer Chine depuis 1970 Sora moom nee na ndox téléphone yooyu yëpp moom daal ñi nga xam ne mooy tubaab yi dañuy def li ñuy def bu ñu paree delluwaat seen dëkk seddoo seen xaalis bàyyi ñu fi ñu nekk ñu nar a tumuranke mu nekk lu doy waar professeur am na sénégalais yu nekk Maroc yoo xam dañu bëggoon a participer wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nekk bu fekkee ñu ngi seetaan ci numéro bi nga xam ne mu ngi affiché mën nañ ci envoyer message rek bu ko defee waa régie dina leen woo professeur ji nga ci ñàkk ndox boobu am na ci kenn koo xam benn huissier la gaynde gaa ngi noonu de mooy oto gaynde bi man ba tey daf ma xaw a jaaxal sax voilà war na mën a amaat nag de war na mën a amaat maa ngi nuyu Mbaye Samb santé bu baax a baax professeur huissier la daf ma envoyé message vocal envoyé ma tam ay vidéo envoyé naa ko sax waa régie nee na ñoom ñàkk ndox gi non seulement yàgg na mais ci jamono ji dañuy gën a constaté que ne am na ndox nee nag am na oto bu mag boo xam ne day ñëw waaye bu ñëwee chef de quartier bi lay jox ak jabaram parce que jabaram mooy bàjjenu gox bi bu ko defee ñoom ñaar bu ñu séddoowee daal ba ndox mi ba yépp mat ñeneen ñi soogaa am ndox séddale bukki bii bukki bii njuur bii jëkkante na te jiit naa ci donc keneen du am mais comme chef de quartier bi gis na ni ñeneen ñi noonu la ñuy def politique yi loolu la ñuy def moom itam mu def noonu c'est-à-dire que en fait yàpp sa askan la rek ak ñàkk xam sa bopp yooyu yëpp moo ñu daal dañoo xeeb suñu bopp xeeb suñu valeur ñàkkal fay de suñu bopp mais boo ñàkkalee fay sa bopp ku lay respecté et donc yooyu problème yooyu la ñu am ba nekk fi ñu nekk nii naan ay ndox ak ay naan ak waroon nañu ko mën a dépassé de waroon nañu xool neneen nu ñu gën a mën a développé daal te ndox rek la nit ñi wax mais bu du woon ndambeek fondé kon musibaam mais nit ñi lekkuñu ak cere
ak cere. cere sax baax na ma alhamdulilah mais cere ji sax pour nga accéder ci léegi problème la sauf maire yi doon jaay leget yi di jaay 100 francs bu du woon loolu musiba parce que tout simplement nit ñi lekkuñu peut-être ndox lañ mën a wax par pudeur mais mange pas location ku ko mën a fay fii Dakar yow la wala da ngay gis koo xam ni yàlla na ma yàlla ba journal mosoon am journaliste boo xam ni li muy fayeeku montant li muy fayeeku noonu moom lay fayee location. waaw léegi lan lay lekk. waaw kooku est-ce que dina pare pour takk jabar. pour jox la exemple rek. waaw moom li muy fayeeku moom lay joxe location. kooku de wute naa technicien yi moom. donc pour wan la ni nit ñi dañu am difficulté. waaw mais nag gis nga professeur foofu nag il faut ñu taxaw fa tuuti waxtaan. xam nga la moo tax sa liggéeykat. da nga koy jox àqam jox ko gëddaam parce que nit ki mënul di la xëyal di la gontal nekk ci yow ngay gañ a xaalis ba xaalis ba ñëwee nga àkki moo ko moom nga koy jël benn somme bu minable di ko jox xam nga tamit nañu wax ne dëgg peut-être que ne yow sa salaire baax na amoo lenn looy wax mais ji nga yenn jeune reporter yi professeur dañoo sonn parce que da ngay jël benn nit mooy photo mooy filmer mooy caméra benn salaire lay am parce que bañ nga fay photographe fay caméraman fay leneen ak leneen loolu moom yaakaar naa ñun comme ni ma la ko waxee rek lu jëm ci presse bi ñoom ñoo ko war a mën a xeexal seen bopp ba ñu jox leen gëdd ji nga dafay motiver nit bu toogee benn diir nga yokkal ko xaalis parce que yaa ngi yokku parce que bu fekkoon yokku woo tëj nga say buntu dem du moment que yaa ngi yokku nit ki ñu ngi leen di production dina baax itam nga leen di nemmeeku di jël ci sa koppar ak sa alal di leen ko jox muy gën a motiver yow imagine toi tey benn journaliste boo xam ne 100 000 francs moom mooy salaire am na ñu amul 100 000 de. waaw am nañu no exemple bu gën a ndaw la la jox Ablaye ak Seydina moom amuñu 100 000 kooku moom leer na mais tey bu fekkee ne benn am ñu gën a tuuti laa bëgg a wax. waaw léegi nañu wax supposons ku am 90 000 déjà da nga ñëw Dakar amoo fenn foo dëkk il faut nga def location pour mën a fay li nga nar a lekk li nga nar a naan li ngay sol kan moo la koy def te yow chaque jour yaa ngi xam nañ ni bu la gisee ngay xëy di liggéey di dem di ñëw dañ naan ñàkkul dara fekk nag yow li ngay dund mënoo di ko wax ñëpp di ko dund dafa baax tam diggante ak liggéeykat ak ñi nga xam ne moom mooy sa employé tam mu xaw a neex de. xam nga débat bi nga posé nii xam nga lan la tekki li état bi def noonu. mooy répercuté. moom la ñëpp di def. waaw mais nag waruñu ko def. waa état bi. booy tàmm da ngay waa état bi ci ñun lañ jógee ci kër yi lañ jógee. jikko yi nekk ci kër yi moom la ñu yóbbu si état bi. musiba la de. moom loolu moo fi am sab surga wala sa mbindaan li nga koy fay mënu ci ay 20 000 francs ay 15 000 francs professeur na jànk 20 moom amatul Sénégal bon laa jàkko 15 000 sax am na 15 moom ngóode 15 000 am na est-ce que 10 000 amul am na ça dépend ci zone bi ça dépend rek ci zone bi quartier yeeg zone yeeg yooyu mais yooyu yëpp am na est-ce que 5 000 francs sax am na surga yi c'est pire surga yi nga nekk sa biir kër ñu lay liggéeyal c'est pire encore ñu leen di fay ay 20 000 francs ay 18 000 ay 15 000 te sax yenn saa duñ si jotee weeru dee dégg nga ko naan non c'est-à-dire pour wax la rek ni gars yi parce que fii da ngay gis koo xam ni day nekk kilifa ci Dakar fii am na tool toolam am nay surga laaj ko ñaata lay fay surga yi est-ce que dina leen sax fay parce que boo xam ne dana maa la dëkkal dina jox ngay lekk ak naan man damay dem tool maa ngi gis gars yi keroog dama dem sama tool ba timis di jot ma taxaw nii dégg ko kii wax français ci si wetu tool bi ma ne sama tool muy làkk français boo xam ne étudiants yi mu français académique ma ne waa kii moo ne ci tool bii muy làkk un français boo xam est-ce que du ñàkk pexe mooy li ma lay wax nii moom moo ko fa yóbbu xam nga tool moom sax bay moom baax na parce que dañuy gis ne léegi ñu ci bari ci jeunes yi dañuy am tool am kii comme moom yaa ngi ñeenti tool xam naa war nga ñu cee mën a daggal ñun tam ñuy bay kaani salade ak yooyu voilà xam nga bay moom dafay am rentabilité sax ci boo koy defee mais xam nga ne kooku comme ni nga ko waxee am na expérience am na boo demee ay diplôme bu amoon lu ko gënal dina toog ci bureau yi malheureusement peut-être que ne loolu la mën a def pour bañ a ñaan wala pour bañ a saraxu voilà donc pour wane ouvrier agricole parce que bokk la ki yore projet mbay mi ki nga xam ne ouvrier agricole la ñaari salaire am du demee noonu ki nga xamante ni mooy mbindaan la ki nga xam ne mooy journaliste la reporter simple wala jeune reporter wala stagiaire généralement kii yam du demee noonu stagiaire yi ñoo gën a sonn buñ ko toppoon exemple yi mën nañ ko topp noonu di ko topp noonu li ma bëgg a wax ni jikko yi gars yi yor ci état bi au sommet jëlewuñ ko Vietnam de wala Chine mais yi nekk ci état yi ci kër lañ jógee ci kër yi lañ jóge ci quartier yi ci village yi te jikko yi ñuy wane nii nit ñëpp di ci mer jikko yooyu moo ne ci biir kër yi nañu yéenante jàmm su problème boobu la ñu am au Sénégal yéenante jàmm bi ñu war a jëmante yéenante jàmm joxante cër bi ñu war a joxante cër
yéene sa morom li nga yéene sa bopp wërsëg bi nga yéene sa bopp. yéene ko sa morom da ngay gis koo xam ni boo solee yére bu rafet mu mer. c'est parce que dafay yaakaar ne moom kese moo war a dawal oto. voilà moom kese moo war a am yére bu rafet. moom kese moo war a toog ci bureau climatisé. te professeur. fii képp ku ci nekk bëgg nga tekki day fekk ne parfois solution yi moo dul demee noonu sa loxo moo du jot sa ginnaaw mais ku ci nekk bëgg nga nekk ci lu neex de. très bien lu tax xale yi di xaru di dugg si gaal yi dañ leen wax ni non regarde sa voisin yi bële am na lii donc yow kee doomu diw ji am na lii donc sama doom dafa war a am lii ainsi de suite loolu la nit ñi dëkkee. loolu boo ci nekkee di ci yaru di ci màgg ba nekk yàlla def nga nekk ministre yàlla def professeur image yooyu ngay gis parcelle la suba si. waaw bu oto bi ñëwee ñuy wut si ndox. fekk na nag ci li nga xam ne kooku wax na ko fekk na ki nga xam ne mooy chef de quartier ba. ak jabaram di nga xam mooy bàjjenu gox ba seddu nañu ba pare bàyyi askan wi ñu soog a. waaw gis nga loolu donc vraiment nit ñi jikko yooyu boo ci màggee li ma doon wax ngoone ba dem ba nekk président de la République wala nga nekk ministre réflexe boobu ngay am. mooy loolu Trump naan American first sama bopp d'abord. sama bopp d'abord sama ñooñ d'abord. samay xarit d'abord samay famille d'abord samay doom d'abord sama soxna d'abord moom le président réflexion yi rek le président yi wane. sa jabar dès que nga arrivé au pouvoir sa soxna day commencer maye ay millions. fu mu ko jëlee. mais est-ce que xam nga tam gis nga yu mel noonu di am professeur. ci loolu mooy dem ba nit lenn dina la dal yow da ngay foog ne. doo xam fan la jóge fekk dafa am koo tooñ parce que xam nga nu ñu koy waxee professeur àq dafa am ci diggante nit ak nit comme par exemple tey mën nga di liggéeyloo nit jékki-jékki neexatu la wala nga bëgg ko tàppaas jékki-jékki dàq ko créer ay affaire dàq ko wala nga tuumaal ko yóbbu ko tribunal di ko patam-patame ci yoon fekk ne yow sa bopp boo toogee xam nga ne yow kii yow yaa ko tooñ wala nga am stagiaire boo xam ne yaa ngi koy yónni ci naaj bi yaa ngi koy def loolu ne la nga ko war a jox ci gëdda doo ko jox ji nga àq yooyu yëpp bu ñëwee waat dellu ci yow mooy da ngay jékki-jékki société yi nga gis ñu ne dëtt nañu xaalis ba wala yëf ya këpp na wala tëj na yooyu mooy ñëw di ko gis moo tax gis nga respecté te suñu biir il faut ñuy waxante dëgg il faut ñu respecter nit ñi seen biir ku ci nekk gëdd bu mu am nga xam ko nga jox ko bu ko defee bu ñu ku ci bëggee nekk ba ñu iñaane kenn voilà parce que mooy li ma la doon wax keroog man ne la ñun Europe mënuñu respecter bu fekkee ne ñun suñu bopp suñu ay chef d'état respecté wuñ ñu donc beneen réew mënu la respecter balaa ngay commencer nit ne professeur sangu wala solo lu baax day fekk yow nga def ko ba pare te ñoom xam nañ li xew fii ñoo la gën a xam li xew fii ñun ñu xamee li xew foofu seen ambassade lu xew fii jafe-jafe yi ngay gis nii yépp pour defal ko yomb na il faut ñu def jikko yi ci suñu biir il faut ñuy waxante dëgg il faut ñu bàyyi naxante bi wala lu neex professeur nga ne bu Ablaye ñëwee nga ne ko yaa ma gënal bu Seydina bu ñëwee nga ne ko yaa ma gënal ku ci nekk ñëw di la nettali nga foog na yow yaa ci nekk loolu il faut ñu bàyyi ko il faut ñu defaraat jikko yi defaraat taxawaay yi defaraat toogaay yi mu xam diggante papa ak yaay diggante jëkkër ak jabar diggante waa kër diggante ki ngay liggéeyal ak lépp loolu moom bu ñu ko defee yaakaar naa lu ci bari ci ay jafe-jafe nañ ko mën a saafara tey waxante dëgg nag effort yooyu la ñu war a def à tous les niveaux boo fi tegee assemblée nationale ñoom ñu yaakaar ni da nga war di tàccu di fecc di taataloo ba ak a tàccu ak a kiyel tàccu ak a xeex foofu ainsi de suite parce que ki contre du gis lu baax ki far du gis lu bon ñaar ñëpp benn baaxu si nekk loo fi askan wi ñii dañuy contre systématiquement gëmm loo def baaxul ñii dañuy faral systématiquement gëmm lépp baax na alors que kenn nekku ci dëgg ñoom ñoo la gën a xam mais farfarloo bee tax ñun suñu lépp noonu la ku si nekk aussi ñun ci ñun dana man tarixa sàngam laa bokk moo gën yépp boo dee lu keneen def baaxul ainsi de suite keneen yoo sama yoon nekku si moom ñun noonu la ñuy fonctionner noonu la ñuy fonctionner na ñun suñu bopp ku si nekk ci ñun xam na ni nekkoo si yoon nekkoo si yoon parce que pour nga nekk ci yoon da ngay xàmmee jiital li nga xam ne mooy dëgg sa diggante ak sa borom waaw loolu ngay jiital mais bariwul ñoo xam ne si ñun loolu moo la yitteel li la yitteel da ngay am yeneen préoccupation dégg nga da ngay am yeneen kii waaw koo nekkal rek noonu la nan ngay nekk chef de quartier en même temps sa soxna nekk bàjjanu gox amul sens day indi conflit d'intérêt mën nañ wuti bàjjanu gox bi faneen donc yooyu ñuy def noonu di ko xeeb ci suñu biir xale yi di ci màgg ñu leen ciy nàmpal bu ñu màggee nekk ay ministre nekk ay directeurs généraux nekk ay président bi mais noonu la ñuy def wax nga lu am solo loolu la ñuy def jikko boobu dans les partis politiques loolu fa am man suma créé sama parti politique maay jënd chaise maay joxe ataay maay joxe café maay dëj-dëji maay joxe ngénte xale yi maay jënd xar maay joxe paas mais ñeneen ñi nan la ñuy amee kàddu ci parti bi mënta ne
bu boobaa après ce moment aussi bu décision jotee man maa jël décision. te lu ma wax nag ñu ni noonu la. même parce que dañuy bañ ku leen dàq. waaw même bu dul noonu sax ñu ni noonu la léegi nag bu ma nekkee président de la République ci condition yooyu man tam damay foog noonu laa war a def askan wi. d'accord parce que noonu laa doon def sama waa parti. mooy léegi nag askan wi seen bopp. ñoom ñu amal seen bopp seen fulla ak seen fayda. defal seen décision bopp. ah waaw moo commencé am ni moo tax nga gis ni même gis nga am na suñu internet bu njëkk bi dafa xaw a mere mu attaqué journaliste yi mooy waa Thiès bi. comprendre naa ko. mais ñaare gox yi nga xam ne dañu am problème ndox wala yeneen problème lu ñuy def mooy dañu wut ay brassard rouge au presse bi. organiser wu yuuxu pour ñu mën leen dégg. dëgg la pour ñu mën leen fajal seen kii ñaare noonu la nit ñi di def. am na ñoo xam ne dañuy ñëw baare tali bi carrément ni tali bi kenn du fi jaar pour que ñu xam ne ñoom kat am na lu leen naxari. yow jeunes yi Jandeer def nañ ko yeneen jeunes yeneen gox def nañ ko ainsi de suite donc pour wàll ni carrément fii dafa am problème ndox fii dafa am problème courant. fii dafa am problème école. dispensaire et cetera et cetera parce que yooyu c'est les priorités boo wutalee nit ñi ndox utal nit ñi courant. utal leen école bu baax utal leen centre de santé yu baax. équipé wu am ay pharmacie et tout mais nit ñi commencé na góorgóorlu am jom nag dem liggéey. d'accord professeur wax nga lépp fi mu ne nii li nga wax lu ma ci dolli rek dama ko yàq gërëm naa la bu baax sant la ci amaat mbégte bokk ak yow plateau nu ñu koy defee bés bu ne professeur ñuy doxante ak gars yi dig daje rek suba incha allah ci beneen point de situation ma remercier bu baax a baax femme d'affaires en ligne ñoom ñoo joxa tey accessoires yi nga xam ne moom laa takk mën nga leen jot ci 77 915 18 91 di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jaajëfal ci bi ñu ànd ak Senego TV di leen ñaanal ñu am jàmm te yàlla muccal leen ci li nga xam ne moom mooy feebar bi dig daje rek suba incha allah bu waxtu bi jotaatee rek ci beneen point de situation incha allah.